asalaamaaleykum chers téléspectateurs yu Thiès Média tey nag ñu yor li nga xamante ne mooy suñu micro dugg ci gox-goxaati rek fas yéene def li nga xamante ne mooy micro trottoir fas yéene diisoo ak askan wi ci li nga xamante ne moo fi xew récemment ci mbirum taalibe yi ak ñi nga xamante ne ñooy seen sëriñ sénégalais yi ñi nga xamante ni levé nañ ci seen ton bu baax a baax tey ji nag ñu koy nakaru yow tey ji buñ si doon jox sa xalaat. man de xalaat bi moom parents yi rek laa ko teg parce que ñoom ñooy jur seen doom yi mënuñ leen a yor doom boo ko mënta yor danga koy xam noo koy def waaye waroo koo jox nit mu koy du koy mitital daal mel ni ku ko jurut doom boo ko juree danga koy éduquer yor ko même boo yelwaan ak moom sax di xiif ak moom di mar ak moom toog ak moom waaye di ko jox koo xam ne da koy mitital sans su ne loolu jaaduwut loolu parents yi rek laa ko teg. mais itam ñu déggoon ni parents yi ñoom ñoo jox kooku di sëriñ daara boobu ndigal boobu pour mu takk xale yi ndax xale yi dañuy bañ toog wala di wéy ci ndigalu sëriñ bi est-ce que loolu tamit jaadu na ci li nga xamante ni mooy jóge na ci parents yi wala nañoo digal loolu sëriñ bi pour mu takk xale yi. loolu parents yi digalul leen ko sëriñ bi moom moo yor xolam rek def loolu ak loolu mooy xalaatam moom rafetlu mu ko dara parce que nit boo ko yoree mën nga koo def ne noo xam ne du sans jéng di ko def lu metti parents yi moom waxuñu leen loolu. ok yaay booy jërëjëf tey ñu nekkaat ak suñu beneen tata ñu koy laaj xalaatam ci li nga xamante ni mooy phénomène bi nga xamante ni remarqué nañ ko fan yii rek ñu weesu li nga xamante ni sëriñ yi ñoo ngi koy teg xale yi nga xamante ni ñu ngi si daal fas méttital yooyu moom rafetluwuñu ko suñu sañoon ni ñu jàngal suñu xale yi rek te bañ leen a méttital bañ leen a def dara loo xamante dafay métti mais xale yi dañoo war a góorgóorlu jàng mi mu baax ndax sëriñ bu la dee jàngal dafa bëgg nga am xam-xam dafa bëgg nga am xam-xam bëgg nga góorgóorlu ci jàng bëgg nga jàmbaare moom daal nañ ñu jàngal xale yi sàmmal ñu xale yi téyal ñu xale yi te buñ leen méttital ndax xale moom sëñ Saliou Mbacké daal méttital xale lu nekk xale rek la ma sa bëgg kon ñun suñu sañoon xale du am benn mettit macha allah. ok ñu ñëw taxaw ak ki nga xamante ni suñu raq la muy tudd Ngagne Diagne tey ji ñu fas yéene ko laaj li nga xamante ni moo nekkoon remise de distinction ballon d'or bi weesu sénégalais nag ñu am lu leen ci metti bu baax a baax raq tey ji boo doon joxe sa xalaat ndax tey ji yoon la Lionel Messi ñu jox ko ballon d'or bi ci kanamu Sadio Mané. non ballon d'or bi kii lañ bëggoon ñu jox ko muy Sadio Mané ndax saa ñun sénégalais yi danoo mer ndax kii Sadio Mané da kaa war a jël. léegi yow lan moo tax nga bëggoon ñu jox ko Sadio Mané. Sadio Mané dama kaa bëgg sama xol ba pare sénégalais dañ kaa bëgg te ñun dañ kaa bëgg. waaw ba tey ñu nekkaat ak suñu beneen yaay booy ñu fas yéene ko laaj ci li nga xamante ne mooy phénomène bi nga xamante ne am na fi ci diggante sëriñ ak taalibe yaay booy tey ji boo ñu doon jox sa xalaat ci diggante sëriñ ak taalibe tey ji lan nga ñuy jox tey ji comme xalaat maanaam seen nekkin ñoom. mooy jullee ci yàlla sant ci Mouhamed di sant sama ñaari waajur gis nga sëriñ seeg daara ji gis nga jamono ji képp ku fi tekki baa nga baax ci daara nga génnee képp koo xam ne rek nee nañ tekki nga rek muy mbàkke muy ñu sant si ak ñëpp ci daara la ñu génnee te jéng nañ leen gis nga sunu doom yi suñu bàyyi sëriñ si yar leen tubaab yi dinañ leen yaral te bu boobaa ñun duñu neex kon dañu bàyyi kilifa diine yi ak borom daara yi yaral ñu sunu doom yi bu baax a baax képp ko yóbbu sa doom daara ba ñu jéngu ko sa doom dalaa te mënoo ci moom dara nga yóbbu ko daara ñu jéngu ko mais ñi nga xam ne tawuñu dawuñu dañuy toog di jàng kenn jéngu leen te nag nañu bàyyi ñu yar sunu doom yi bàyyi ko sëriñ si ñu yar seen doom yi moo gën te ñoom seen wàllu tubaab ñu dem ak seen wàllu tubaab te bàyyi ñoo sunu wàllu olof ñu yar sunuy doom bu baax a baax. mais est-ce que tamit yaay booy lu tax ma laaj la question bi nekkul pour nga wax ñu tuuti seen biir ñoom ak sëriñ yi parce que des fois tam dañuy gis seen nekkin du neex xale yi duñu leen mettre dans de très bonnes conditions seen nekkin daal ñoom ak sëriñ yi ndax toppatoo bi ñoo ngi koy def comme ni mu waree. toppatoo yi du ci sëriñ si ci seeni waajur la ndax boo jëlee sa doom yóbbu ko ca daara ja joxoo sëriñ bi juróomi dërëm joxoo ko fukki dërëm kon sëriñ ba il faut nu ko neex lay jàppee dongo boobu mais soo jëlee sa doom yóbbu ko ca daara ja weer wu dee boo ko yóbbuwoon école weer wu dee da ngay dem di fay ca école ba kon soo ko yóbboo ca daara ja weer wu dee da ngaa war a dem dimbali sëriñ ba jox ko loo xam ne dina ko mën a yorooy dongo ba mais soo ko joxul dara sëriñ bi dina ko yelwaanloo mais ñi nga xam ne ay daara la ñu yor di weer wu dee ñu yóbbu seen doom dara kenn yelwaan loowu leen kenn dem loowu leen fenn. voilà ñu fekk fi tey jii nag suñu benn papa toog nii ñu tàllal ko suñu micro fas yéene ko laaj ci li nga xamante ne mooy histoire bi fi passé récemment ci cas Bougazelli ak phobie yi tey jii papa ji ginnaaw ma la nuyoo ba pare di la laaj sa xalaat tey jii boo ñu doon jox tey jii sa xalaat ci mbirum phobie yi parce que gis nañ de jour en jour tey jii heure bu ñu yeewoo du ñàkk ñu dégg ci réseaux sociaux yi wala ci télé yi li nga xamante ni mooy mbirum phobie est-ce que tey jii Sénégal wala ñu dépassé image boobu noonu di ay image boo xamante ni dañu koy suñu mbokk ñi nekk biti réew bu ñuy seetaan dañuy dégg Sénégal tey jii plongé wu na ci ay cas phobie est-ce que loolu tey jii tamit mënul yàq suñu image papa ji. Bien sûr mën na ko yàq parce que aussi nit ki bala mu lay naw
dafay naw sa jikko naw sa melokaan mais su fekkee ni ñun ku ne xam na Sénégal démb ak bërki démb ba ñuy dem indépendance dañu mas a wekk ba ci àdduna bi ba Nations Unies yi kon tey jii loolu yëpp suñu jikko moo ñu ko mayoon suñu melokaan jikko bu rafet kon nag ma jàpp ni tey loolu lépp man damay dellu ci suñu gouvernants yi ndax réew bu ñu la ko joxee nga yor ko da nga waat waat googu nga waat nag war nga ko respecter su ko defee nga def un état fort ah état boo xam ni bii comme état bi fi newoon démb ak bëkki démb parce que yii yàggul parce que quoi qu'on puisse dire ñun démb am na lu ñu fi fekk Sénégal d'accord xëy na émergence am na xaalis am na mais am na yii amu fi woon c'est pas sénégalais parce que léegi rek maa ngi waxtaan ak suma xarit bi kilifa yi fi newoon bon on dirait que léegi tey poste de responsabilité yi ndomba tànk yi dafa mel dañ ko discrédité moo am mais admettons gisal un gouverneur boo ko masaan gis da ngay xam ni wala un enseignant rek bu njëkk ba bu masaan a dëkk fenn rek da ngay xam ni fii ab jàngalekat moo fi dëkk bien respecté man je me demande pourquoi suñu jikko yi mënuñu ko defaraat. voilà papa ji mu mel ni tamit su ma déggee bu baax ci li nga wax maanaam problème bi à chaque fois bu ñu xoolee rek ça situe sur les leaders c'est-à-dire tey jii leader politique yi rek la ñuy faral di gis tey jii li ni mel di leen dal est-ce que nekkul tey jii tamit Sénégal dañuy bëgg a ñàkk li nga xamante ne mooy éthique maanaam dignité boobu tey jii amatu fi parce que mbirum phobie doo ko dégg mukk ci baadoole yi ci ñoom ñi nga xamante ni ñoo gérer gouvernement bi wala ay homme yoo xamante ne homme de parole rek la ñuy faral di dégg est-ce que affaire bi tamit dunduroo benn genre deal pour ñi nga xamante ni sénégalais lambda bi nga xam ne mu ngi toog di ñu déglu comprendre. waaw non xam nga le mot politique baatu politique xam nga baat bu noble la mais mooy li ma la wax sànq rek ci jikko yi daanaka mën naa ne politique amatu fi parce que mën naa def naa expérience bi parce que liggéey naa ci ay parti politique ba am ci responsabilité yu gën a kawe mais li ñuy dund di ko gis nii tey man jàpp naa ni yow da ngay créer un parti wala bokk ci parti pour am fa dara kese mais gis nañu responsable yi fi nekkoon encore une fois amuñu woon buntu kër amuñu woon salon militants yi di dugg di génn lu ñu am bokk ko ak ñoom tey tel n'est pas le cas li fi nekk nii boo xoolee 300 partis et quelques ñett téeméeri parti ak lu topp ci Sénégal gi en fait yu xam nga li koy wone dafa bëri kon daal mooy li ma lay wax mooy dañoo am crise des valeurs il faut ñu defaraat jikko yi et que ça doit commencer par nos autorités et le premier chef de ce pays waaw loolu daal moo koy régler mais sinon li ma gis nii ñuy dem bopp sa bopp laa fi gis ragal amatu fi nit daf daan am lu mu ragal nit daf daan am lu mu jomb da nga daan ñëw yow comme ci mag ñu jëkk ña am na ci mag moo xam ne dafa ñëwoon dëkk boo xam ne ci Saalum xiif dafa bëri bi mu xamee loolu li mu denceeku si néew bu xëyee takk biiram ba mu dëgër ndax xiif jënd benn gàtt bëy rey ko di ko jox nit ñi bëggoon jaajëf nit ki da daan bëgg jaajëf li mu daan daf ko daan def te yàlla tax di liggéey réewam bu bokkee ci parti politique daf ci daan bokk te yàlla tax nga ne man kat bëgg naa apporter dara sama gox nga yaakaar na yow sa ñaq la ngay liggéey mais la nga xam ne yaa ngi koy yëngu ci wàllu politique yaa xam ci wàllu syndicat yaa xam ci lu mu doon da nga ci daan bëgg waaw góor da nga ci daan bëgg jaajëf dafa am ñoo xam ne ay ndey ji réew la ñu woon c'est ça mais yooyu nag la ñu valeur yooyu la ñu perdre moom moo waral kon l'histoire des faux billets là yooyu yëpp mais loolu rek mooy sabab bi parce que bu ñu demee ba ñi ñu jiite nga gis ci ñoo xam ne dañuy def ay yoo xam ni enfin ay faux billets vraiment un député ñu fekk la buntu assemblée nationale seet sa oto génne ci ay faux billets pour un député du peuple man dama ni quel pays sommes-nous ban réew lañ nekk comprendre tuñu dara parce que lii bu ñu ko ba kenn nawlootuñ ci biti ndax yu bon yi waaw ba tey ñu nekkaat ak keneen Baye Fall bi tey jii boo ñu doon jox sa xalaat ci li nga xamante ni mooy phénomène bi nga xamante ni am na fi récemment maanaam nekkinu sëriñ yeeg taalibe tey jii lan nga ñu siy jox comme xalaat. waaw nekkinu sëriñ beeg taalibe bu nangoo jàng kenn du ko dóor kenn du ko jéng kenn du ko def dara
te jéng moom yàgg na fi ndax boo seetloo borom daraja yi ngay gis yëpp fépp kun ci jéngut jéngu nañ sa waajur waaw loolu taalibe bu jàng tamit kenn du ko jéng waaw. mais xeetu métital yi nga xamante ni tamit ñu ngi koy gis ci biir seen nekkin maanaam ñoom ak taalibe yi ndax tey ji kilifa bi jël tey ji doomam di ko jox sëriñ bi yaakaarul mu yor beneen anam bu dul ay dóor wala bu dul ay saaga ak li ni mel. waaw am na ci yóbbu daara yoo xam ne moom daw responsabilité la quoi ndax daara yu baax yaa ngi fi boo demee xel comme daara kokki baax na léegi yeneen daara yi ma fi gis yu bëri yëpp dalul sama xel waaw boo dee jël daal sa doom di ko yóbbu daara da nga ko yóbbu daara joo xamante ni normalement dina jàng. voilà ñu nekk ak suñu coach tey jii fas yéene ko laaj ci li nga xamante ne mooy remise de distinction bi nu ñu génn muy remise de ballon d'or bi tey jii ki nga xamante ne mooy Lionel Messi mujjee koo jël ci kanamu Sadio Mané tey jii coach buñ la laajee ginnaaw bañ la nuyoo ba pare est-ce que tey jii loolu normal na ndax sénégalais yu bëri tey jii ñoom dañoo joxe seen xalaat nee nañ loolu normalu ndax vu saison bu rafet bi nga xamante ni Sadio Mané def na ko Europe. Bon, bonsoir d'abord à tout le monde. Concernant le ballon d'or de Sadio Mané, bon, j'ai très tôt su qu'on est malheureux parce que la peau noire, j'ai pensé à ça, Mané Samabop, Sadio Mané du mën a jël ballon bi parce que en aucun cas les Européens, en tout cas Messi, Cristiano et les autres, Van Dijk, ils seront les prioritaires parce qu'il y a le racisme qui est là, qui est cassé à chaque fois. Ils disent que oui, dans le match, dans le football, le monde du football, on n'a pas le racisme. Mais effectivement, il y a le racisme qu'ils ont essayé de cacher. Donc Sadio Mané, c'est ça qui a fait que Sadio Mané n'aura pas son ballon d'or. Mais moi, je conteste ça. Je suis pour le ballon d'or de Sadio Mané. Sadio Mané devait avoir son ballon d'or parce qu'il l'a mérité. Mais est-ce que c'est la seule cause concernant le racisme? Est-ce qu'il ne fallait pas bien regarder les critères? Bon, exactement. Il fallait regarder aussi les critères. Moi, en tout cas, ce qui concerne Sadio Mané, tout ce qu'il a gagné pour cette année, tout ce qu'il a gagné, en tout cas, Messi ne peut pas sortir victorieux du Ballon d'Or. Qu'est-ce que Messi a gagné par rapport à Sadio Mané que Sadio Mané n'a pas gagné aujourd'hui? Donc, il faut essayer de faire la balance de ça. Donc, équilibrer les trophées, les titres, en tout cas, les titres que Sadio Mané a gagné cette année par rapport à Messi, pour lui donner le ballon d'or. ba tey nag cette fois ci ñu ngi taxaw ki nga xamante ne mooy Baye Fall bu Thiès tey jii ñu fas yéene ko laaj xalaatam jëmale ko ci li nga xamante ne actualité la maanaam phénomène bi nga xamante ni moo fi xew diggante taalibe yi ak sëriñ bi tey jii Baye Fall bi bu ñu la doon laaj sa xalaat nga jox ñu ko ci thème bi tey jii lan nga ñuy jox sax comme li nga xamante ni moom nga ñu fas yéene wax lan mooy doon sa xalaat ci loolu. sant Serigne Touba rek waaw li leen xamal ni comme ni ñuy publicité di wax ci affaire ndongo daara yi xale yi nii jéng affaire yooyu bëgg ñu jàng rek moo tax ñu leen di jéng mais fii képp koo gis borom kër yi baax yi sax ci daara lañ nekk ba génn sëriñ su mag yi nga gis fi yëpp ba suñu sëriñ yëpp ci daara lañ nekkoon ba génn dañoo bëgg a toj seen xol yi bëgg ñu jàng moo tax ñu leen di teete di leen jéng pour ñu jàng xam lu baax pour ëllëg ñu tekki. say biir wax nga ne toj sa xol mais est-ce que des fois tamit toj sa xol bi du dem ba au delà maanaam duñ ci boole yi nga xamante ni tamit bokk ci di mettital xale bi di ko fitnaal ba xale bi di daw ak yooyu. waaw loolu moom du yoon quoi bu fekkee ci cadre dóor du yoon mais bu fekkee loo xamante nii la loo xamante ni pour jàng wala loo xam dañ lay sant nga def loolu garaaw mais fekkee pour cadre dóor la moom loolu moom du yoon waruñu leen dóor di leen mettel quoi. d'accord ok Baye Fall bi sa xalaat rafet na. rek suñu biir thème ci li nga xamante ni concernant le problème des faux billets ñu fas yéene laaj suñu tonton bi ginnaaw bu ñu ko nuyoo ba pare kàddoom ci li nga xamante ni mbirum faux billets la nga xamante ni lëmbee na fan yi askanu Sénégal. histoire des faux billets man li ma ca xam bariwut bari na ndax image moom nit ñoo koy sauvegarder. mais bu ñu demee bay assister ci yenn phénomène yoo xam ni xëy na dañ ko daan dégg ci yenn dëkk mu doxantu ba dugg suñu biir réew et plus grave ay responsables porteurs de parole de voix di ko def c'est très grave honnêtement c'est grave. gis naa benn vidéo j'ai suivi ça à la télé je ne sais plus dans quelle chaîne. Des ressortissants sénégalais qui descendent aux États-Unis et qui sont palpés comme de malfrats. Ils faisaient la queue, n'est-ce pas, pour entrer aux États-Unis. Des ressortissants sénégalais, on les palpe comme si on recherchait des faux billets. Ah oui, oui, systématiquement. Et ça, tout le monde l'a vu à la télé, qui a suivi je ne sais quelle chaîne,
mais ça s'est passé. Donc cela signifie le manque de confiance à l'égard des Sénégalais. Mais absolument, absolument, parce qu'on n'a pas été connu dans ce domaine. Le Sénégalais a toujours été excellent à l'extérieur, dans n'importe quel domaine qu'il soit. On a toujours cherché la perfection, on a toujours... Il y a même des gens qui imitaient, tu es de noir, tu es de quelle nationalité, ils préfèrent te dire sénégalais, parce que faut commencer à faire comme c'était leur identité, quoi. Et finalement, tout le monde copiait. Donc, on a fait action culturellement. Mais si nous sommes venus ci États-Unis, toilettes, sañse, noble, couplé si tu veux, avec des enfants, nous contrôler si vous avez disposé de faux billets ou quoi, parce que ça s'est fait en dollars, en euros et en CFA. Ça signifie aussi le manque d'éthique et de dignité qu'on reconnaissait à l'égard du Sénégalais. Oui. Ça s'effrite. Et si on ne prend pas garde, on va être comme certaines nations cataloguées déjà. Il faut que ressortissants parce que nous trafiquants de drogue, trafiquants de phobie, notre mobilité devient précaire. Vraiment, il faut que le système là se regarde en face et essaye de mettre quelque chose de sérieux, de très sérieux, et c'est possible. Voilà, ñuy interpellé waat keneen rek fekk fi suñu jongama bu ñaawul bi ñu fas yéene ko laaj ci li nga xamante ni mooy phénomène bi nga xamante ni passé na fi récemment ci diggante sëriñ daara yi ak taalibe tey ji soxna si bu ñu la doon laaj sa xalaat tey ji nekkunu taalibe tey ji ci biir daara yi tey ji lan nga ñuy jox tey ji li nga xamante ni mooy sa point de vue seen nekkin. waaw ça va soxna si maa ngi kontaan ci seen interview bi am na solo trop macha allah. waaw man je suis contre moom parce que xale da nga ko war a dugal école yar ko téye ko mu am savoir de vie mais fii moom daara yi mooy loolu da ngay gis taalibe yi dañuy xëy même guddi gi dañuy yalwaan de 8h à 20h wala 21h ba 23h dañ lay kar ci mbedd mi kon jànguñu ça veut dire que jànguñu su ma sañoon daal ku si am sa doom nga téye ko sa kër dugal ko école xool ko mettre ko à de bonnes conditions parce que fii moom daara yi vraiment dëgg la nag moom daara lu baax la mais daara yi moom léegi moom jàngalewuñu. mu mel ni tamit yaakaar dafa tas ndax parents yi nga xamante ni ñu ngi jël seeni doom di ko teg ci loxoy sëriñ yi tamit maanaam lañ fa doon séentu gisatuñu ko. waaw c'est parce que jànguñu yalwaan lañ leen di sant imaginer yow xale bu ndaw nga yóbbu ko daara sëriñam sas ko. dégg naa loolu la ñuy def dañ leen di sas nga ne kii indil 500 kii indil 1000 francs bu demee yalwaan comme man suukar laa lay sarax wala soow du ma la jox xaalis nga dem si keneen mu jox la soow wala suukar biscuit ngay dem amoo 500 boobu wala amoo 1000 francs bi da ngay obligé nga dem sàcc ko da ngay këf dara keroog benn taalibe aw na fii këf omo bu fukki dërëm daw da koy jaay pour dajale lu mu yóbbu. suñu beneen papa mais cette fois-ci dañ koy laaj ci li nga xamante ni mooy affaire phobie ak Bougazelli bi nga xamante ni romb nañ ko récemment papa ji tey ji bu ñu la doon laaj nga jox ñu tey ji sa xalaat ginnaaw bañ la nuyoo ba pare ndax gis nañu Sénégal léegi seen image dafa commencé yàqu 1 2 3 ci réseaux sociaux yi wala ci télé wala même sax ci rajo yi dañuy dégg mbirum phobie tey ji boo ñu doon jox sa xalaat ndax tey ji Sénégal nekkul di perte li nga xamante ni mooy valeur am. waaw lu may tàmbalee ci di leen fay affaire phobie day loo xam ne yàgg na ci réew mi te mën naa ni du Sénégal rek la yem adduna bi la wër nit ñi nag dañoo sàmmootul ndax sàmm bokk na ci am looy seexlu ñun sénégalais dañ ñoo xamoon ci ñu seexlu kon bu ñu demee ba ñi nga xamante nit ñi suñuy tànneef lañu yóbbu leen ci pencum réew ma ñu ciy am ñu ñuy di tudd lu salte lu mel noonu defe naa ne loolu war naa tax ñu def benn taxaw seetlu jéem a xoolaat suñu bopp jéem a càmbaraat suñu bopp jéem a seetaat suñu nekkin ak suñu doxalin ak lan moo lu waral lii question boobu lu waral lii ndax lu ñaaw la te loraange gi ci ëmb lépp waruñu woon am càgganteeg di daal surtout ku ndawul réew ku ñu teg ci assemblée nationale waruloo woon a sàggante gu toll ni
di dugal sa loxo ci lu mel noonu ndax du cëram. mu mel ni tamit dañuy xaw a tiit su ma la déggee sa biir wax ndax nee nga koo xam ne dafaa nekkal askan wi tey jii ñu jël lépp li nga xamante ni mooy suñu alalu dëkk tey jii dénk leen ko maanaam ñoom ñoo yor suñu baat tey jii bu ñu demee tey jii ba gis ñooñu yor suñu kàddu tey jii di def li ni mel est-ce que nekkul tamit sénégalais ñoo matul ñoo dul fal ki nga xamante ni ñoom la ñu wala fal wala ñoom ñoo des a mën a tànn ñi nga xamante ni ñoo ñuy jiitee. waaw xam nga comme li ma wax léegi war nañoo jéem a taxaw mel ni lan moo xew. ñette ndaw ca pencum réew ma du ñëpp waaye kenn moo feeñ ñette des nag yàlla xam waaye war nañoo jéem a seet ñun kan la ñuy doyloo ñi ñuy doyloo ñan la parce que bu fekkoon tànn nañ ci tànneef gi gën yebal ko foofu du doon koo xamante ni ki ëllëg ki si biir dañ koy déggaat ci ñaawteef yu mel noonu. surtout affaire faux billets salte na salte waay goo xam ne ak sur le plan économique loraange gi nga xamante ni bi moom lay lor réew mi kuñ naan ndawum réew mi nga war ngaa seexlu lu mel noonu quoi sa xel war na ko romb. ba tey nag seen biir micro trottoir ñu fekk fi ñi nga xamante ni suñu ay papa lañ ñu toog fas yéene waxtaan ak ñoom papa ji ginnaaw bañ la nuyoo ba pare ci li nga xamante ni sujet d'actualité la maanaam phénomène bi nga xamante ni gis nañ ko fi récemment maanaam nekkin bi nga xamante ni ndongo daara yi ñu ngi koy nekkee seen biir ñoom ak seen sëriñ ndax nekkin boobu noonu rafet na papa ji. waaw soxna si ñu ngi lay fay ndongo daara yi ni nga xamante ni que noonu lañu nekkee métti na doon na loo xamante ni que ni lu yéeme la ndax yor yi baaxul ndax li ci ëpp te gën cee yéeme mooy dañ leen di ute xaalis sëriñ si daf ci bari ñoo xamante ni que ni dañuy mbubboo sëriñ laa te duñu sëriñ. ñi nga xamante ni que dañu jël seen ay doom nag di ko joxe bu ñu koy joxe war nañoo xam ñi ñuy jox seen doom ndax diggante waajur ak doomam dafa am àq soo jëlee sa doom di ko teg ci ay loxo war nga ko teg ci loxo yu wóor yoo xamante ne que ni ki ko joxe dina ko toppatoo ba xale bi du sonn yenn coono yi waaw loolu de laa ci xam. mu mel ni tamit benn manque de confiance dafa xaw a am ndax parent bi nga xamante ni mu ngi jël doomam di ko jox sëriñ bi am na yaakaar sëriñ jàngal ko alxuraan ba xale bi mokkal ba xëy ba wàccee wala tamit mu jël ay jikko yi nga xamante ni ay jikko yu baax la tey jii jox ko xale bi mais tey jii dafa mel ni loolu yëpp tey jii amatul sëriñ si tey jii xaalis tey jii la ñuy séentu ci bu parent waajuru xale bi di jël xale bi di leen ko jox alal lañ ci njëkk a séentu ndax yoon la loolu. waa xam nga jamono bi moo yàqu ndax ci waajur yi. jamono bu metti moo leen jàpp ba dañu jël seen doom yi di ko jox yenn sëriñ yi di ko ute alal maanaam jël sa doom jox ko sëriñ bi bu weer dee ndongo bi li muy yalwaan di ko indi ci kër sëñ bi nga di ko séddoo ak sëriñ bi yow waajur bi nga xam ne yaa joxe sa doom nga ci am pourcentage boo xamante ni que nii maanaam sëriñ bi da koy jël di la ko jox di la ko yónnee ca dëkk ba nga dëkk soo gisee yalwaan gi bari loolu moo ko indi mooy àq ji ma lay wax rek parce que doom nawle la su fekkente ni que da nga koo jël teg ko ci ay conditions yu baax am na fi sëriñ soo xamante ni que nii soo leen joxee sa doom danañ ko jàngal ñi ngi fi du jeex sunu gox bi am na fi ay daara yoo xamante ni que nii soo jëlee sa doom yóbbu ko fa dina jàng mu mucc ayib ba génn nekk koo xamante ni que nii su waxee ñu déglu ko